Mesdames, Messieurs, chers internautes, bonsoir ou bonjour. Tout dépend l'heure que vous regardez cette vidéo. Mon nom c'est DJ Chat. Très ravi de vous retrouver sur www.horizon7.sn. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. mbokk yeeg xarit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jaajëfal ci seetaan bi nga xamante ni ñeneen ñu koy seetaan ci www.horizon7.sn. tey nag ñu fas yéene dalal ndaanaan kulli fàttali koo xamante ni dootuñ ko présenté jóge fu sori daal di àgg fu sori kooke nga xamante ni mooy Pierre Ndiaye. ñu fas yéene waxtaanee ci ñetti ponk yooyu mbokk yi bu ngeen ko bëggee xam da ngeen may topp ma daal di sekk ak moom waxtaan. kooke nga xamante ni mooy Pierre Ndiaye. voilà mbokk yi ni ñu leen ko waxee déjà agsi nañ fi nga xamante ni mooy kër Pierre toujours égal à lui-même ah Pierre asalaamaaleykum. maaleykum salaam DJ Thiat. ñoo ngi lay ziar. maa ngi leen ziar bu wér. di la ndokkeel. waaw di leen sant tamit di leen gërëm. très bien seen taxawaay surtout waa Horizon 7. wax dëgg yàlla seen teewaay rafetlu naa ko lool. waaw. maa ngi ko doon wax léegi ci njëlbeen tey dañuy waxtaanee ci mbir goo xamante ñetti ponk la ñuy waxtaanee maa ngi ko doon wax mes chers internautes dañ ma topp bu ñu bëggee xam ñetti ponk yoo xamante ni dinaa waxtaan ak yow ci loolee laata ñuy commencer j'aimerais vraiment tey bu ñu doon présenter Pierre Ndiaye alias Penda kan mooy Pierre. waaw Pierre Ndiaye alias Penda dafa doon koo xam ne mun naa ne léegi Casamance laa dëkk parce que loolu histoire la daal. waaw Pierre Ndiaye dafa ñëw Casamance pour liggéey. far nag dëkk. waaw. Pierre Ndiaye dafa ñëw Casamance ngir liggéey far dëkk mu doon lu am solo foofu la ñuy teg suñu baaraam da nga jógee fu sori maa ngi ko doon wax ci sama introduction daal di ñëw agsi fu sori fi nga jóge ba agsi tey fi nga agsi ba ngay nekk xale. ba nu nga duggee ci wàllu musique bi ñenn ñii da ngay dégg ñu naan la métti na woon benn peeru métti goo xamante ne waaye dafa téye jafandu bañ a baax. waaw nu mu dugg see mooy ba may commencé musique boobu maa ngi fàttaliku presque 84 la woon 85. 85 presque Kaolack bu musaane ñoom Mayga buñ musaane joué ji Canaries bu Kaolack sama grand frère bu nekkoon Dakar. bon moo leen doon indi foofu noonu ñoom Mayga ñoom Moussik Ndiaye ñoom Tafa Faye bu nekk si Youssou Ndour ñoom ñëpp fa la ñoon ñëw Kaolack buñ ñëwaan buñ joué ajuwaan ba pare kër ga la ñuy fanaan bu ñu yeewoo ma jël seen guitare yi di commencé jouer boobu sam papa commissaire de police la woon bon bëggul ñu def musique mais dañ ko woon laaxatum léegi buñ ñëwaan guddi gi ba xëy suba dañuy yeewu toog ndékki waxtaan ma jël seen guitare di commencé jouer di jouer ba am amour musique far paa bi jeexal Kaolack ñu ñibbi Dakar 86 ñu dëkk HLM 4 ma commencé nag di commencé dem Cité Port si waa Ceddo Cité Port boobu Cité Port waa Ceddo fa nekkoon di commencé di raam di jouer def musique si laa demee Cité Port di commencé di seetaan seen répétition ba Misaal juddu Padois groupe Misaal ma commencé dem Misaal si Samba Lawbe pour seen répétition ba mujj dem fa percussionniste di fa jouer tu ndànk bu tengaa tegee may jouer mujj gi may jouer basse commencé di jouer basse mais dama woon doxee Parcelles après ñu ñëw toxu si Parcelles Assainies ay 87 88 damay doxee Parcelles ba grande mosquée def dem conservatoire defi musique jàngi musique bu ñu paree foofu damay retourner ñëwaat ba Soprim seeti Bob Sène boobu Bob Sène mi ngi foofu dëkk foofu noonu bu ñu fa demaan ndeysaan du am jot daf ñu dugal ci saalam mu ñuy wekk ay baas ñu waxtaan ak ñun mujj gi buy répété ci cosaan dañ fay dem toog fa seetaan ko bañ pare mu joxaat ñu rendez-vous bu ñu ñëwee des fois ku nekk daf ñuy jox benn ligne ku nekk ñu commencé di jouer c'est là commencé nag am amour ba mujj gi ma créé groupe Parcelles. Voilà. Askan. groupe bi nu mu tuddoon Askan. waaw. lu tax nga tuddee ko woon Askan. waaw parce que dama ne loo gis askan nag. parce que askan mooy loo xam ne dafa juddu daal. nekk si man. si laa ko tuddee groupe Askan. mujj gi nag ma commencé di jouer basse mais nu ma woon jouer basse dama ko xeeb. parce que damay gis instrumentistes yi dañuy jouer ba fajar. ndeysaan cachet ñuy am pour man day néew. tombeek moo def animé boîte de nuit
boobu DJ Prince bu nekk télévision ñëw fekk si ma Verso may animé mu nekk ak man foofu ak DJ Amish bu woon def ndékk li ñoom ñëpp si man lañ jaaroo boobu man maa animateur titulaire. yaa nekkoon animateur titulaire ci rajo wala. si boîte de nuit. ci boîte de nuit. Verso Night Club rond-point case bi. d'accord. 8 ans laa fa def. parce que paa bu ko moom commissaire de police la sama papa commissaire de police la mu boole ak ma ak moom. ak sama benn copain boo xam ne moo ma mag. Libaas Ndour. moo ma gën a dugal si loolu sax animation. si laa commencé nag ñu ubbi benn boutique boo xam ne boutique affaire la. lépp luy baaful haut-parleur ñun ñoo koy defar. day mel ni Europe la jógee. si laa commencé nag may defar ay baaful ay haut-parleur defar lépp baaful dama koy monter complet. attends jeune. complet. ba mu pare ma livré ko gars yi ñu jox ñu suñ xaalis si laa nag paa bi woo ma pour ma remplacer beneen animateur Verso si laa commencé gérer Verso ma nekk fa animateur titulaire DJ Amish ñëw fa boobu demagul fenn boobu mi ngi di jàng métier sàll après DJ Prince ñëw fa ñu nekk si man rek maa si amoon salaire kese buñ jouaan ba pare bàyyi 4 heures 5 heures si mbedd mi la ñuy toog dem jëndi pain ay kilo pain lekk ko ma gunge Amish ba cinéma unité 3 mu ñibbi ma retourné waat ñibbi si yàlla def nag ma commencé commissaire bi ne ma Alsane Samb ne ma dama bëggoon orchestre di fi jouer si laa demee gis benn xarit copain boo xam ne moom ma mag ma ne ko dama bëggoon fii orchestre di fi jouer mu proposé ma ku ñuy wax Ngoma Ndiaye Samb Ngoma Ndiaye Samb boobu mi ngi toll si digg ndëndam di jouer ma dem gis ko ma wax ko ma ne ko ah paa bi de dafa bëggoon ngay jouer fii nii bu ma jouer ba ay 1h30 ma arrêté nga jouer live mu ne ma d'accord si la commencé indi orchestre am teg ñoom Jimi Mbaye di fa jaar. mais juste pour rappeler ba nga doon jouer maanaam da nga teg sa pitch nekk di mixer di kii pas teg orchestre di wëy. non boobu maa ngi doon animateur. boobu maa ngi def musique di def guitare basse. mais doonaat animateur. boobu foofu animateur laa fa mais maa ngi def musique. voilà léegi su ko defee bu ma defee dawalee ba 1h du matin 1h live bi commencé. ba 4h. après si la Ouza commencé di fa jouer. si la Fanta Mbacké Kouyaté di fa jouer Demba Dia si la commencé di fa jouer yëpp maa ko woon programmé Zal Seck si la fa commencé di woon jouer Kouthia man maa leen doon may sama première mujj gi ñoom ñu commencé Ngoma Ndiaye ba mu fay jouer commencé di fa jouer affaire yi am ambiance Ngoma ne ma comme te dama dégg naa la ngay woy si suuf dama bëgg bu may jouer ci benn morceau Sëñ Fallou Galas nga ñëw awu noonu la ma ñëw commencé di aw rek gars yi yuuxu ne ma da ngay nuyoog Omar Pène Baat. lan moo tax ma ne pelloog yow doy neex waa ngi koy wax léegi tu es sur le droit chemin doon nga koo xamante ni foog naa ne pour ne pas dire le Sénégal ku nekk xam na kan mooy Pierre Ndiaye. doole saa su yëngatoo doole. saa su yëngatoo Sëñ Fallou Ba gars yi ne commencé ne ma ah pourquoi pas mënoo créer groupe Ngoma si la commencé Badou Ndiaye bu nekk si Cheikh Lo ñëw fa commencé ñu fay jouer si la après ma monté avant may monté groupe gars yi commencé di fa jouer man maay programmer orchestre yi Dout Saw ndem si yàlla Dout Saw Mar Seck ñoom ñëpp maa leen programmer pour ñu jouer bu ñu demee ba loolu amoon waaw ñu joué si foofu noonu ak seen groupe si la après léegi sama benn goro bu mu wax Yoroba jabaram ak sama jabar ñoo bokkoon ndey ak baay jabaram ak sama jabar ñoo bokkoon ndey ak baay moom maître d'hôtel la woon si bateau la Joola ma defaroon benn maquette jox ko noonu mu koy déglu si la commandant Xulee gis ko ne ko xanaa pen dafa génne morceau bu bees mu ne ko non Xulee si la Joola mu ne ko non sama benn goro ñoo bokk kër pen 2 lañ koy wooyee moo way lii mu ne non mu ne ma dem leen jëli ko ma testé ko si bateau bi jour bu ma ko waxee may ree boobu awma répertoire léegi si laa ne Ngoma comme dañ ma wax pour ma jouer si bateau bi te yow sa orchestre laa fëlee dama bëggoon yow nga jouer jël dil bi Ngoma Ndiaye ne dafa ragal Casamance boobu Casamance mi ngi tàng mu ne mënul dem
si la sama benn copain pianiste buy Jules Ngoma mu ne nañ organiser benn groupe créer orchestre pour samp ko pour ñu dem si bato bi si la wooyee Badou Ndiaye boobu Badou Ndiaye xaajugul nekk si Cheikh Lo Badou Ndiaye woo Maasi Soxo bu nekkoon si Pape Diouf tam nekkoon si Thione ñu dem jëli Alsane Djigo bu nekkoon si Omar Pène Alsane Djigo ñëw tardé bu ñëwee tardé nag si laa gisee benn gaayan bu ñuy wax Coxo Jaañ ku mun tëgg léegi mi ngi États-Unis moo woon tëggal Angélique Kidjo si lañ formé groupe dem si bato bi joué ñaari morceau laa amoon mooy maa bëgg sama yaay ak Silmaxa. bu ma déggee maa bëgg sama yaay je fais allusion ak Omar Pène Silmaxa yi tamit bu ma ko déggee je fais allusion directement à Omar Pène ñaar yooyu nga duggee. ñaar yooyu laa amoon si son kese. nga koy reprendre ci Pène de. waaw te si Omar Pène si la ma sam benn xarit boo xam ne jo ndeene lañ ko yooyu ndeene mujj gi moon kët cee groupe bi day taxaw sama wet di ma jox parole yi mais kenn du mun a xam parce que tellement que musiciens yu ma yoroon dañoo aay. yaa ngi expliqué lu garaaw. waaw yaa ngi expliqué lu garaaw. parole yi du ma ko woon xam noonu exact parce que man fan si Youssou Ndour laa woon mais comme nuñ ma ne da nga xaw a nuroog Omar Pène baat loolu moo indi Pène 2 bi mu may jox parole yi ma teg ko si après mujj yi ñu pare guddi gi ñu pare joué mu ne ma bàyyi ñaari morceau rek mënul dem si bateau bi parce que dañoo joué waaw mu ne ma da ngay créer beneen mais fekk man yàlla may na ma loo xam ne inspiration day ñëw sam bopp man du ma bind bu ma bindee du ma way damay improviser ma créer baana mooy baana yoo nekk foofu di job ma créé ko mujj gi ma créé yeneen morceau caat bi si kër gi tukki woon na yàgg fa lool mujj gi ba ma am morceau yu doy léegi nag commandant mi na ma nag léegi dootoo wàcc ci bateau bi man ci bateau bi presque laa dëkkoon dama demoon ba am fa marque si kaw bateau la Joola dama demoon ba am si marque genre sama loxo parce que dama woon neer damay jafandiku di way mujj gi man rek maa en joué presque si la U2 bu ñëwee U2 bu ko def playback neer bi lu mu métti damay way ba fajar bu bato bi déparé 20h ba gars yi reer 22h dañuy commencé jouer ba 1h du matin ñu arrêté tam tëddi nelaw 9h 7h du matin ñëpp yeewu gars yi ndékki 9h ñu commencé di jouer ba bato costé midi buñ paree jouer ñu noppalu ko 18h 17h taboulé Pape Sima capitaine Khoulé commandant Khoulé yóbbu ñu foofu ñu jouer fa diine 20h fa la ñuy jouer diine ba ay minuit ñu arrêté dugal bagage yi si bato bi suuf bi ñu ñibbiwaat. kon daal si je comprends bien wàcc bu doon am yow Ziguinchor nga doon wàccee pour dem jouer ji taboulé delluwaat. noonu laa def. léegi nag loolu nag si laa commencé nag ne war naa mën a demal sama bopp. léegi bu ma ñëwee di jouer yenn jours yi yoo xam ne dew ma dem jouer ji Verso Night Club créé fa sama orchestre boobu Kouthia mi wóor na suñ borom ak Zalsek ñoom ñëpp maa leen di may première partie ak Dabi Fulado sama première partie maa leen koy may mu jigi ku ñuy wax Iba Ndiaye moo créé morceau Omar Pène bi moo joué amul solo morceau boobu moo ko créé mu jig Iba Ndiaye ñëw di jouer si man mu jigi munoon naa ne sax artistes yu mag yëpp dañoo ñëw di jouer si man parce que tellement que man lu ma woon def dama si am fulla am si fayda musique rek laa gëm moom laay def mais dérangé wu la woon le fait que tu reprenais les morceaux de Omar Pène di ko wéy ne nga def ba ñëpp daal la ci ràññee nga jëlaale quelques morceaux fente ko woon ci biir dérangé wu la woon non du ma woon dérangé parce que amoon na mujj benn boy bu ñëwoon wax buur dafa nuyoo comme Omar Pène bu woyee nga ne Omar Pène la mais du woon créé man na nag lii bon day yomb parce que Omar Pène mënoo ko déglu ñëw déglu buur mais il faut nga créer si laa commencé di créer ay morceaux samay répertoire bopp. nañ def toujours ci biir le Joola ñoo ngi jàll di masawu encore de plus ñi nga xamante ni jot nañ fa ñàkk seen i bakkan ba nga fa doon jouer le Joola ambiance bi naka la fa doon demee les gens appréciaient
wala nan parce que ci sama dégg-dégg bu gàtt gi nga xamante ni jot naa ko far ci ay nit nañ la Joola la majeure partie ñu fa doon dem ay baana la ñu woon ñoo fa doon dem yow nga nekkoon artiste di fa jouer di leen bégal naka lañ doon ak yi yow sa même passager yi dañoo demoon ba sopp musique gu Omar Pène dañ ko bëggoon ngir man parce que man bu ma woon way morceau Omar Pène way yërmande laa siy dugal dama si jouer ba pare way répertoire ba pare dolli si waat leneen da nga woon gis ay tubaab yoo xam ne dañuy ñëw topp ma ne ñoom sama way daf leen di jooyloo façon bu nekk nag am naa ko si bateau la Joola. sa morceau gi nga njëkkee way bañ la woowee ñu ne la da ngay dem jouer ji la Joola nga dajale say nit ba mu doon orchestre ñu dugg ci biir morceau gi nga njëkk a way ban morceau la. suma yaay ba yaay naw naa la yaay gërëm naa la yaay sant naa la yaay suma demee bay tekki tey ba tekki lu ma war a tekki yaa tax amul mujj gi da ngay dem ba mujj gi dootoo yore sa tonalité Omar Pène parce que booy yàgg jouer ay live léegi da ngay yor sa tonalité bopp mais bu njëkk ba bu ma daan jouer day mel ne comme Omar Pène parce que bàcc ma sàmbaloo be bu Omar Pène di way bàcc doole bàcc ma sàmbaloo be dama koy way dama mus di jouer verso mu romb di ñibbi bàcc ma sàmbaloo be buy Omar Pène di way mu taxaw mu woo Omar Pène muy sonné lu yàgg mu jot Omar Pène mu ne ko yow laa dégg ngay jouer fii Omar Pène ne ko déedéet mu ne ko si mu yéeg fekk ma may jouer korog doog dafa waaru si la moom moo ma yóbbu chez Iba may jouer ak chez Ancu boobu Ancu Ousseyn Ndiaye ndeysaan mi foo nekk mu jàpp ma fekk Dout Saw di jouer tamit foofu mu ne ko dama bëgg kii mu bëf si morceau bi si laa bëfee Ancu ne ma léegi dañ fiy jouer tous les mercredis noonu laa commencé. ñoo ngi Ziguinchor amis internautes yéen yi nga xamante ni ñuy seetaan si www.horizon7.sn ne woon naa leen dañuy dalal ndaanaan Coly Fadri on le présente plus naam dëgg la ndaanaan dañuy woy di ko présenter saa su ne mu am benn voix bu explosive jot ngeen ko dégg léegi bu fekkee dégg ngeen acapella bi yaakaar naa ne xam ngeen ki nga xamante ni mooy Pierre Ndiaye Pierre dama bëgg ñu dugg ci li nga xamante ni ba nga commencé ci bateau gi. daal di wëy à un moment donné bateau bi daal di suux foo nekkoon. moment boobu mi ma fekk Ziguinchor Grand Dakar mais moment boobu noonu jour boobu noonu ñun dañoo waroon dem jouer ji si bateau bi Charles Foster monsieur Kings ne moom day ñëw ak U2 léegi ba mu waxee loolu sama groupe bi ne comme te ñoom dañuy ñëw léegi nañ bàyyi ba ñëw voyage boobu ñun ñu dellu beneen groupe mooy Charles Foster monsieur King sama joué théâtre ak U2 ñoom ñu ne dañuy ñëw c'est la ma commande mi ne ma bàyyi léegi ñoom bañ ñëw ba dellu yow nga dem loolu moo ma dëj loolu moo tax mais jour boobu nag dama waaru parce que sunu waa kër ñëpp a ngi woote ñeneen ñi ngi woote foog ne maa ngi ci bateau bi muy sonné ma jël man leen ñu ne ma bateau bi dafa këpp man leen lan bateau bi dafa këpp mu def ma ay reesa bateau bi dafa këpp ñu ne ma bateau la Joola moo këpp si laa dawee sanguwuma sama dem port bu Ziguinchor bi taxaw te bateau bi ba muy këpp marin yi laa wax ñoom ñëpp sama soirée lañ nekkoon ñoom ba ñëwee ba war a delluwaat lendemain ñoom si man lañ nekkoon soirée ñoom ñëpp a si des jour man kañ dama waaru parce que toog naa lu ma 2 mois jouetuma parce que kër goo dugg am na dese toog naa 2 mois yoo xam ne nanguwuma jouer parce que presque ñu si gën a dem sax mooy sama fans yoo ñëw sama soirée man militaire yi ñëwoon gën a ñëw sama soirée ak yeneen ñu si bëri dafa tombeek ñu jël congé di ñibbi des si bateau bi loolu dafa métti. bañ a tooyal xol yi dañuy génn carrément ci pàcc googee dugaat ci beneen pàcc goo xamante ni gis nañ ne ci bateau gi déjà mun nañ ne ci bateau gi nga dooree ci bateau googee moo la indi fii nga xamante ni fii ngay évoluer muy Ziguinchor wax nga ko ci sa biir wax ba nga ñëwee boo bateau bi musaana costé da ngay génn dem ci yeneen boîte yi di fa prester jamono di dox ngay dem di ci minante ay nit jamono di dox ngay dem di jouer jamono di dox nit ñi di la gën a bëgg noonu nga def ba nekk Ziguinchor
ci nga toogee benn yoon wala da nga delluwaat ñëwaat pour teg toog fi nga xamante ne mooy Ziguinchor. non fii laa mujj toog. fii laa mujj toog naa fi lu yàgg créer groupe mu créer groupe nag métti woon na trop. parce que des fois dama woon jouer ak ñaari nit. boobu sama benn rak Papa Ndiaye mi ngi jouer clavier. ma jouer basse di way. mu jouer clavier ma jouer sabar di way. su noonu ba mujj gi. Zakaria ñëw Tafa ñëw Pape Tuuti bu nekk Angleterre ñëw gars yëpp ñëw ñu Badou Thiam ñëw ñu samp orchestre du jouer mujj groupe boobu demaat tasaat parce que xaalis la problème xaalis parce que xamoon nañ ne Casamance fii xaalis amu fi woon luñ doon fay mun naa ne munul louer sa matériel boobu amuñu woon matériel imagine ñu doon fay ay 15 000 wala 10 000 benn orchestre moo fi amoon Casamance mooy orchestre Casamance dañoo woon génn ñoom di def tournée si biti mais baari man maa tax baari fii nii yëpp jouer orchestre man maa ko créé. parce que fu ma njëkkee jouer fii nii ba toogoon mooy Cap des Rois 10 000 la ñu woon fay. 10 000 francs 10 000 francs boobu matériel yi sax dañ koy louer dama koy jéngu damay dem louer ji matériel 15 000 te 10 000 francs lañ may fay. mais day mel ne jour boobu soirée boobu ay jinne ñoo fay nekk. dinaa fay matériel. dinaa fay musicien des fois mu dese ma 500 300 ma dem jënd ko ñebbe. waaw. ndambe quoi ndambe. ñebbe damay dem jënd ñebbe liibar woon kilo. non xaral man damay toogaat bu baax quoi ndax man tey rek laay dégg dëgg. tey rek laay dégg dëgg nga ne. ñebbe laay jënd. baxal ko ba mu bax. ñebbe. benn côté bi ma def si suukar beneen côté bi ma def si xorom mun naa ko lekk 3 jours ba vendredi bu may joué ba na samedi boobu ka ñoom Opa da ko saalaa nekkoon benn sëram hébergé ñu ñëpp wax dëgg yàlla fa la ñoo nekk duñ xam nga mais xam nga nit ki du la may nga jël yëpp mujj gi mu bàyyi restaurant jox ñu restaurant bi ñu fay répété di fa dem ma ne ko comme da nga woon jaay fii restaurant léegi man yàlla dafa def sama yaay ma teel a jàngal togg parce que suma sœur yi sama frère yi ñëpp ñi ngi Europe man rek maa nekkoon sama yaay ma daw si di jouer si batu Joola ba toog léegi daf ma jàngaloon togg mujj maay toggal si restaurant bi bu 1 heure jotee ñuy di jënd añ ma jaay leen añ lu si des ma jox si sama musicien yi. fi ma jaar ku fa jaar takk ban dañ koy faral di ko dégg ci ñenn ñi waaye kii de lii mu jot a expliqué nii yaakaar naa ne fu mu jaar ku fa jaar boo takkul ban it boo moyul doo agsi sur ça on te tire le chapeau gis nañ jaar-jaar gi métti na lool ndax bu fekkee déglu nañ bu baax fi nga commencé ba fi nga àgg tey donc yaakaar naa ne boo nekkul jàmbaar dëgg doo fa agsi. Ndakaaru jaay suma waa dikkal naa la lu ma lay dikkal mooy jikko ju rafet sa waay su fi newule jëli ko yow Ndakaaru jaay Ngai me se ngai, si pion ni ngai me se gawa ngai.
fi nga jaar ñëpp gis nañ ko ñëpp xam bon pas ñëpp gis nañ ko mais ni nga ko expliqué yaakaar naa ne ñi nga xamante ni ñoom ñuy déglu xam nañ bu baax. tey Pierre ci musique gi nga xamante ni yaa ngi koy def fan lañ la war a mën a xayma les projets comment ça se passe. waa xam nga fii man maa doon artiste boo xam ne wax dëgg yàlla bëgguma sonal kenn parce que artiste lu koy dimbale mooy mbooloo ak parce que tey jii dama ne xeebuma lu ma nekk fii de mais tey jii fekkoon na maa ngi woon Dakar kon ba tey nee nañ Penda mi ngi si leneen. et qu'est-ce qui t'empêche d'aller à Dakar. non ñëpp mënuñu toogandoo Dakar man looloo tax ma toog fii mais fii maa ngi ci sant yàlla parce que tey jii bu ma toogoon Dakar dinaa siiw mais tey jii maa ngi ak sama matériel bopp yoo xam ne artistes yu bëri ñu ngi fi dañuy jouer mais mënuñu am matériel. dem naa toll naa foo boo xam ne bu ñu waree génne album man sam bopp maay produire sam bopp wane am na koo xam ne vraiment Seydou Sané moo ma njëkk a produire. ma produire année bi stop man ma produire sam bopp moom loolu la gis nag mujj chaque production moom moo may woo sax na ma dégg da nga war a def production de ma ne ko waaw mu ñëw mu ne ma kaay jël lii wax dëgg yàlla moo gën a yokk a tax sax may ma courage ba tey ji ba ma gën a xam yoon bi voilà. ci sa carrière ñoo ngi ci 2020 ñaata album lañ mën a tegale ci li nga xamante ni jot nga ko génne. ñaari album ak bu may génne nii muy 3 mais surtout dama koy waxaale sax ñun Casamance dañoo am problème mu ñu génnee album waa Dakar yi di teg suñu clip loolu c'est grave. c'est quoi lu nekk ci biir contenu bi moo baaxul wala nu ñu ko liggéeyee moo baaxul parce que je pense que produit mooy jaay boppam nit ki boo fekkee da nga gën a génnee produit bu baax télé bi bu nekkoon ajajak bu baaxee ñoom ñoo koy jeex pour jël si ko. gis nga clip yu ma génnee. clip bi ñoom dañuy seetaan sax ñu ne ma foo defee clip buy xam naa la clip bi daf si clip yu set musique bu jaar yoon amul benn défaut mais dama ne ñun Casamance dañoo am problème loolu bu artistes yu nekk Casamance buñ génnee album pour seen clip daw télé problème la loolu moom problème dama koy wax problème la dañuy jël sa clip mais duñ ko teg dañuy teg gars yu nekk Dakar bay ñoo xamante ne ñoo nekk ces régions yi looloo fi am. est-ce que jéem ngeen xool lan moo tax ni mel gars yi di ko def. mais loolu mënoo ko xam nit bu demee bu nekkee si surtout régions yi sax lañ waroon gën a jàppale parce que bu ñëpp ñëwee capitale mais est-ce que régions yi dinañ mën a xam lan mooy àdduna wala lan mooy parce que luy am Dakar war na mun a am ces régions yëpp te pourtant ñu nekk ces régions yi xëy na am na ñoo xam ne ay na booy yoo xam ne ñu ngi ci régions yi mais musique rek la ñuy def mais kenn jàppalewu leen amuñu ay moyens xam non sa yaram sa day daw man nag wax dëgg yàlla sama album dama demoon ba mujj gi bu ma ko génnee du ma ko jaay Dakar. lu tax doo ko jaay Dakar. du aw sax Dakar sama soirée laa koy jaay mu jeex tàkk loolu yàlla dimbali parce que déggoo lu ma la wax. ku dul teg sa clip Dakar munoo fa jaay album. parce que artistes yi. surtout bu commencé jóg. foofu moyen du fa am. journaliste mais ñu nekk ci média yi. ñoo leen war a jàppale may leen doole bañ taxaw. bu looy laaj na nga laaj ko. mais jamono bi moo tax ku yebu liggéey ba dee. parce que jamono bi boo amul kenn du la faale. loolu moom naa ko wax artistes yëpp ku yebu liggéey takku liggéey même fekkee ne bu dul musique bi sax liggéeyal si nekkaat si leneen pour en cas parce que boo amul kenn du la faale. loolu am na solo je pense que gars yi yéen a ko déggandoo yéen ñi nga xamante ni yéen a bëgg a jàppale l'artiste Pierre Ndiaye alias Penda ay buntam tëju ko. nee na ay buntam ubbi na ko bu yàgg képp ki nga xamante ni sentir nga pour ñëw war a mun a liggéey ak moom nee na ñëwal moo ngi lay xaar kon yaakaar naa ne kii ñun ñoo ko war a mun a dooleel ndax yàgg nañu nekkal ci naaj ga yàgg nañu taxawaat tout moment mu doon benn porteur de voix boo xamante ni yaakaar naa ne tey fii ci doonu Ziguinchor foo ne artiste dañuy joxoñ directement ki nga xamante ni mooy Pierre Ndiaye alias Penda kon mbokk yi loolu ñu ñoo ko déggandoo mënuñoo tëj émission bi te waxtaanee li nga xamante ni mooy feebar gu bon gi nga xamante ni moo ñu gane si ñuy ñaan yàlla suñu borom yàlla nañu yàlla suñu borom aaral ñu boppam yàlla na yàlla suñu borom def ba feebar gi ñu mu bañ a amati fi Pierre
tey on va essayer d'improviser un tout petit peu gis nañ say morom artistes ñu bëri ku nekk ci ñoom ñoo ngi def yi seen i mënën di génne morceau di sensibiliser di ko teg nit ñi di ko déglu yow foo toll ci projet googu yaa ngi ci voilà. waaw voilà man sax dama ne woon sam morceau boobu wax dëgg yàlla parce que feebar bi nu mu dikkee woon dama ne woon du ma si way parce que dafa triste parce que loo xam ne dafay àdduna bi yëpp la mi ngi rey ay man dama ne loolu pour man dama ko téye woon ne nit ñi sax mën nañ ci def affaire commerce way dama noonu du ma ko way mais après ba nit ñi di waxee ku nekk dañ ci xam nga participer way si laa ne naa si créer benn morceau ba déjà morceau boobu maa ngi studio voilà impacté bu ñuy wax nii yéen tamit ci ngeen bokk vu qui connaît Penda gis nañ ne du lundi au dimanche da ngay jouer nga am ay programme yoo xamante ni ñoo nekkoon ci yoon feebar gi daal di ñëw gis nañ le président de la République monsieur Macky Sall ne ci wàllum culture gi dinañ jéem a xool naka nañ la ñuy gëstoo tamit loolu tamit am na ci solo mais tamit yaakaar naa ne comme ni nga ko waxee du ñàkk également son goog da nga ñu ko may en exclusivité ci Horizon 7. xam naa ne waaw lii métti na lool suma sañoon yaay booy du demee nii suuf jël na suuf jëlati na ay doomu aadama yu doon def ndoo seen soxla mu tey leen feebar bi la mel na àdduna coronavirus bi lool métti na lool suma sañoon yaay ñëpp toog seen kër lool ñu tax a génn àdduna maa ngi leen di ñaanal yàlla leen suuf seddee amiin yaa lool suuf jël na coronavirus jël na yaay suuf jël na. macha allah loolu de yaakaar naa ne ngi xaarandi bu baax a baax c'est vraiment important donc mënuñu déjà tëj émission bi te duñ la laaj li nga xamante ni mooy ces projets long terme loo xamante ni ñëwagul ak li nga xamante ni yaa ngi koy envisager. waaw mooy incha allah bu ñu yàlla bàyyee jàmm salaam ba feebar bi dëñ fi yàlla na dëñ ak jàmm si àdduna bi yëpp ñëpp nekkawaat doxiwaat seen soxla ñëpp faju yëpp aajo yëpp faju si laay génnee suma album bi incha allah voilà parce que iñaan baaxul waaw iñaan baaxul beneen bi dëkkandoo parce que ñaari album laay génnee. Pierre ñu ngi lay remercier di la jaajëfal bu baax a baax ci sa disponibilité fu ñu la fekk yaa ngi nekk ci guitare gi yaa ngi nekk ci sabar yeeg yaa ngi ainsi de suite avec la famille ñu ngi lay remercier. waaw yéen itam maa leen jaajëfal déplacement bi ngeen jógee ñëw fii wax dëgg yàlla di leen sant di leen xamal ne nag yàlla na feebar bi yem fii. waaw ñëpp delluwaat seen soxla yi yéen tamit di leen ñaanal gudd fan wér gi yaram xéwal bi di baawaan. Merci beaucoup Pierre, merci. On se donne rendez-vous très très prochainement. Merci. Peace.